jaa ngeen jëf mbokk yi ni ngeen ñu gisee Gambian Talents TV noo ngi fi nga xam ne mooy kër Jërënding Sagnang ginnaaw si suba nga xam ne fii lañ dalee woon li nga xam ne moo di mbir mi li nga xam ne moo di mbir mi fii lañ ko dalee woon muy press conference bi nga xam ne Jërënding woote woon na ko ak waa APRC bu ànd ak Gano waaye gis ngeen fu mu mujjee ba gars yi dem jàpp Jërënding ba tey Jërënding mi ngi fi nga xam ne mooy Yundum police station ñu diteen ko am nañu ñu xibaaral ne dañ ko jàllale waaye loolu du lu ñu leer waaye li ñu leer ñun Gambian Talents TV mooy fi ñu ko yóbbuwoon mooy Yundum police waaye jot nañ ci xibaar ne jàllale nañ ko waaye li ci mënti am ñoo ngi fii ci këram gis ngeen Gano APRC militants yi ñi ngi fi ngir ñëw di ko mastaw waaye moom ba tey kenn gisu ko ndax ñu ngi ko rek wéy di jàllale fi nga xam ne mooy fi nga xam ne fa lañ ko yóbbu currently loolu nag xamuñu fan la waaye Gambian Talents TV ni mu leen ko waxee woon rek lépp dara du leen ci rëcc ñi ngi fii ba tey di leen jégalu it ndax yéen a ngi ñu toppoon live bi nag li ko tax a dagg noonu rek lay demee ñuy jégalu comme ni ma leen ko waxee woon rek yéen a ngi gisoon ñu ngi woon live bi nag li ko dagg gis ngeen ne ay tiyagas yoo xam ne moom la para militaire yi sànni suy fi ñi taxawoon ñun journalistes yi fekk foofu tamit amoon na mbooloo mu fa nekk loolu moo waral li nga xam ne rek mooy ñu daggoon live bi ba tey ñi ngi fi nga xam ne mooy kër Jërënding Sagnang ni ki ni ma leen ko waxee woon fii dinaa leen wan lépp loo xam ne moo fi nekk di xew lu ne dinaa leen continuer rek di leen wan lépp Mouhamed Mbaye Garmi nekk di reportal Gambian Talents TV fii ci fi nga xam ne mooy kër Jërënding Sagnang nit ki niñ leen ko waxee rek li ñu xamoon rek mooy ñu ngi ko jàppoon yóbbu ko fi nga xam ne mooy ci police station bu nekk Yundum su ko defee ñu continuer laaj suñu góor gi ñu ngi lay nuyuwaat ba tey rek yaa ngi live fii ci Gambian Talents TV. maa ngi leen ay fay. gis nañ ne tey altine la bu xaw a tàng ci APRC Gano Alliance bi ndaxte ginnaaw ci suba gi bañ jàppee ki nga xam ne moo di Jërënding yóbbu ko fi nga xam ne moo di Yundum ba léegi nii yéen a ngi ci xawam ba police yi sànni ay tiyagas am sax ku ci jëlee gaañu bu métti tey ji fan ngeen toll ak lan ngeen jot a dégg ci ki nga xam ne moo di Jërënding ak ginnaaw ba nga xam ne Cheikh Tidiane Aidara mi nga xam ne moo nekk di leader of the coalition ñëw na waxtaan ak yéen lan la leen jot a wax ginnaaw bu mu génnee ci police bi. waaw liñ doon wax rek mooy Jërënding ma njëkkee si moom fu mu nekk liñ yëg ñooy yóbbu nañ ko Banjul so bi Gano ñëwee moom itam dem na si police bi wan leen ne liñ def nekkut si loi parce que comme ci kër lañ nekkoon. amuñu right pour ñëw arrest Jërënding soo su luwaa di yaaxu ñoom ñoo njëkkal yaaxa luwa soo kon dama ne any problème bu am léegi any fitna bu am léegi jaxasoo bu am léegi kon police si boppam ñoo ko cause because of liñ def ñoom ñoo njëkka yaaxa luwa bi soo fu mu nekk nii ne soo gisee ñu ñëw taxaw fii Gano si boppam mu ngee dem pour meet IG léegi su demee meet IG den nuñ fa jëlee ñun dinañ xam benn tey ñun balaa ñoo jógee fii Jërënding dina ñëw wala lii xew mu xew man ci man laa wax de foofu laa taxaw te xam naa ne man tam am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si gannaaw ci loolu lañ pare dama ne politique ñun liñ xam mooy benn ñu dem kaso wala ñu dee wala liñ bugg ñu am ko ci man lu ma gëm parce que lii dafa nekk loo xam ne ñoom luñ toggal dégg naa si nit mu ne Fabakary Tombong dafa kool IG mu wax ko ne rebelle yi from Casamance MFDC ñoo dee ñëw meeting fii soo ñoom press conference bi rebelle yi ñoo koy def kër Jërënding xam naa ne information boobu su fekkee ne ñoom la police yi jot moo tax ñu ñëw fii pour jéem a arrest nit waaye yaakaar naa APRC ak rally ñu musa am ci since 2016 musu ñoo am problème suñ convoy du am problème suñ meeting du am problème fuñ dajee jàmm ak salaam kaf ak ree lekk suur tasaaro lañ xam soo su fekkoon ne ñëw nañ fekk fii problème wala ñu fekk ñu gàddu ay et wala ñu fekk ñu gàddu amee weapon konoon ñu ne ay rebelle ñoo fi nekk waaye rebelle li ñu doon tuddee time bi ñu doon wax ne Noto Alliance foog naa ne rebelle yooyu lañ ñu bëgg a téye ne ñoon ñooy rebelle yi nga xam ne ñooy MFDC te maa ngi leen naay woon Salif Sadio wax na ne Gambia nañ bàyyi seen xel ci affaire yi MFDC te lii maa ngi koy waxaat bu baax a baax ñëpp dégg nañ audio yi gis nañ vidéo yi nañ bàyyi MFDC di ko inclure ci politique yi Gambia soo suñ ko defee nag any problème bu am ñoom itam dinañ jël seen stand man maay wax loolu fii te ñun pareeguñ de dinañ oo suñ nit ñi yëpp ñu ñëw fii tey Jërënding na génn ñu def suñ programme oo lii xew mu xew man nii suma stand loolu la te man am di deputy mobiliser general of APRC soo man foofu la suma kaddu am man awma lu may tiit awma lu may ragal soo fi mu nekk nii daal ñun ñoom rek la ñoo xaar Gano dem na police dina gisee ak ay ji den luñ fa jëlee dinañ ñu ko wax ñun tam ñu doog a jël beneen step bu ñu war a jël. ok wax nga ci wàllu am na loo jot luñ la wax ne kii di Fabakary Tombong Jatta moo xibaar ñi nga xam ne mooy waa IG yëgal leen ni la
ay rebelles yu jógee Casamance waa MFDC ñoo nekk fii ngir amal press conference bi ndax tey ji police bi ba mu ñëwee ñi ngi fa woon mu ngi leen di wax ni leen ñoom dañ fi ñëw ngir aar askan wi dañ fi ñëw ngir kaaraange askan wi kon dafa mel ni ñoom loolu lañ déggoon ne am na lu ngeen di plan moo tax ñu kii xam nga sa kanam la bi ñuy wax loolu ñu ne leen ñun fi ñu taxaw nii ban problème ngeen fi gis nit ñi ñëw toog soo ñoom suñ ñëwee ne ñoom dañ ñëw pour aar askan wi ak seen alal loolu foog naa fu problème am lañ war a dem soo police dafa nit foo xam ne am gis nañ foo xam ne problème mu ngi fa ñu dem pour atte nit ñi waaye fii ku ñëw xam ne fii jàmm ak salaam moo fi nekk til naaw nga gis nit ñi nga gis nii pour gi di leen wax loo xam ne amut ñu bëgg a indi problème soo su ko Barrow defee dafa mel ni Barrow si boppam moo bëgg a indi problème si réew mi te man dama ne Barrow fonkut Gambien yi dama ne Barrow fonkut Gambien yi dama ne Barrow fonkut Gambien yi ñetti yoon because Barrow dafa jël Sénégalais tur bi teg ko si boppam soo demee State House Sénégalais yi ñoo fa nekk amul benn Gambian sécurité boo xam ne mu ngi ci biir State House bi soo suñ jëlee ñun doomi Gambien yi ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay PIU ay police pare leen ay jaxaseeg ñun doomi Gambien yi ñun ñu reyante moom mu jël external force bi daw dem yoonam kon moom dafa bëgg a yàqal réew mi dem yoonam looloo tax ñoom all along faale wuñ sécurité Gambia parce que Barrow fu mu taxawee ne sécurité Gambia dafa féel soo suy amee mu indi ay police ay PIU ñu indi ay tear gas pour jamante koog nit ñi kon fitna lañ bëgg a indi si réew te fitna boobu dafa bëgg a ñun ñu jaxasoog sécurité moom mu dem yoonam ndax foogoon ngeen ne press conference bi keroog bi ngeen ko doon annonce ndax yéen ko annoncé woon ñi ngi fa woon fi nga xam ne moo di Gunjur wax ne Monday 10 o'clock di ngeen hold a press conference with APRC Gano Coalition pour adresse Gambien si ak seen militants si ndax foogoon ngeen ni date press conference bi ngeen bëggoon a amal tey ci lii lay mujjee musuñ koy xalaat parce que ñun jàmm lañ xam soo gisee mbooloo ñu ñemee annonce loolu Gunjur ku nekk gis na ñi fa dem kan moo fa dégg ku xeex kan moo fa dégg ku xuloo ambiance moo fa nekkoon ñu waxtaan ñu ni neen tasaaroo si jàmm ñëpp ñibbi si jàmm kon mbooloo mu mel noonu soo fa joxee message bu mel noonu kon yow yaa ngi on nit ñi si jàmm te dafa am loo xam ne moo xew ñun ñu ne APRC yaa soo Fabakary dafa mel ni moom amul place amul fi place dañ ko dénk Yaya Jammeh mi moom nag su joxee ne ñii ñoo wax ne man maa leen wax ne ñu dem coalition ak Barrow amut definitely ñoom su fekkee gor lañ nit ñoo xam ne nit ñu déggu lañ nit ñu am diina lañ straight away foofu lañ waroon a wax ne comme santuloo ñu ko te yaa ñu fi bàyyi woon place bi ñu dénkoon ñu ngi nii because ñun liñ bëggoon liñ doon xalaat ak yow li nga xalaat nekkul benn gor pire loolu la war a def politique la nag waaye daf ci am deret ñoo xam ne dereti gor mooy daw sa yaram soo su la nit dénkee ne la man lii bëgguma ko definitely yow loo war a def delloo ko alelam jamono ñooy soo Yaya Jammeh waxaat ne moom still now am na ñu tànn pour teg leen si place yooyu tey jii congrès bii loolu lañ bëggoon a wan askan wi yëpp ne liste bii la Yaya binda moom si boppam bind na wane ne ñii la tànn ñii la tegal ci APRC pour ñu liggéey ak Gano soo fii sax nekkutoon pour Gano sax APRC rek la because of dañ war a wan APRC militant yëpp ne Yaya Jammeh wax na bind na ba pare wane na ne ñii la tànn pour ñu nekk exécutif soo ñun kon Gunjur li ñu doon wan nit ñi mooy jàmm lañ xam bu ko leeralal nit ñi ne ñële nekkatuñ ci mandat ci APRC gannaaw Yaya mooy di chairman mooy di founder ñun loolu lañ bëgg. ok ñu gis ne AIC génne na benn bataaxal bindoon ko ci mu nekk li ñuy wax press release mu ci doon xamle ni moom the only APRC that IEC recognize is the APRC under the leadership of Fabakary Tombong Jatta est-ce que foogu leen depuis that press release génn Fabakary Tombong Jatta loolu moo tax ba mu defee li nga xam ne moo di press conference alxamis bi passé mu xamle ni mu ngi aaye képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo the symbols of APRC against his will loolu dina ko dàq te dina la yóbbu ci yoon est-ce que fooguloo ni things started from that press conference bi nga xam ne kii da amale woon na ko Fabakary Tombong Jatta. dama ne IEC ñoo fi defoon impasse in 2016 suñ bugaatee beneen impasse nañ attelu seen yoon nekk ñun APRC dañ am constitution loi la ñoo doxee Fabakary Tombong suñ defee congrès ñu ne Yaya lañ tànn kan mooy Fabakary ku war a binda beneen kayit yóbbu ko IEC pour recommande boppam ne moom mooy di party leader of APRC te kenn tànnu ko soo kooku kon criminal thing la def moom dafa def criminal case la because liñ ko santa defu ko soo IEC si boppam ñoo waroon a daaxa Fabakary ne ko liñ gis ci paper yi liñ gis ci vidéo yi ci congrès yi te ñoom seen nit personnel yi ñu ngi woon ci congrès yi dégg nañ li nit ñi wax soo suñ yóbboo kayit boobu ñoom IEC si boppam ñoo waroon a Fabakary ne ko liñ gis ci congrès bi papers yaa ngi fa liñ gis ci vidéo yi mu ngi fa yow soo indee lii ñun duñ ko recommande demal indi li nga xam ne moom la congrès bi wax ñu doog a recommande loolu waaye defuñ loolu ñu noppi ba pare ñun tam musu ñoo foog ne Fabakary dina ñëw taxaw ne moom mooy di APRC ci leader
musuñ koo foog bi ko som nekku ko. ok Pape Abdou Mbow bokk ci yéen. waaw moom xam la na ni kii di Fabakary Tombong Jatta maanaam dafa use këyit yi ngeen defoon ci congrès bi. mu ceeñ ko dafa turam ne moom mooy di parti chairman. est-ce que du këyit yooyu bu fekkee am na li Pape Abdou Mbow wax bu fekkee am na du këyit yooyu la jël moom dem yóbbul ko IEC moom du ci xam dara. looloo tax ma ne kon criminal thing lañ def criminal lañ because mbooloo mi liñ tax wax ñu jël congrès yaakaar naa suñ ne congrès mooy fal mooy folli soo congrès bi suñ demandé ne lii lañ bëgg Fabakary amut right pour change li congrès bi wax di fa def turam di ko yóbbu IEC moo tax ma ne la kon Fabakary liñ def criminal nañ def yëfi criminal because nit ñi liñ nangu moom dafa dem ci garaaw si suuf mu fal boppam te nit ñi faluñ loolu kay jeexal na wax su fekkoon ne ñoom dañ def yëfi jub li congrès bi wax loolu lañ war a dem yóbbu IEC waaye ñoom li nit ñi wax ñu génnee ko dem yóbbu seen waxi boppa kon ñoom dañ weddi li nit ñi wax bu ko teg seen waxi bopp kon ñoom APRC tagul leen fa soo li leen moo tax ma ne criminal dañ def yëfi criminal. ok waaye ñoom comme ci waxtaan bi ñoom yàgg nañ di def li nga xam ne mooy waxtaanu coalition ak NPP. all along boobu APRC bi yëpp amagul woon yéen a ngi nekkoon benn. ndax waxtaan bi yéen a ngi ko doon yëg ak ba ngeen ko yëgee tamit yéen yan lan moo nekkoon seen xalaat ci waxtaan boobu. moo tax ñun ñu ne ñii criminal lañ. ok parce que 2017 bi Yaya demee ba léegi yaakaar naa APRC ñu ngi mu doog a nekk opposition te yaakaar naa APRC ni mu am opposition yi 4 years dafa APRC daf doon yokku waaye musta wàññee kon tey ñoom su fekkee ne ñu ngi commencé seen deal 2017 waaye ñoom ñu ngi génn ak nit ñi rallye yi ñu am ñoom ñooy jaay oso bi jaay tiisaat yi defar place yi amul benn rallye buñ mus a taxaw wax ne ñu ngi négocier ak Barrow soo gisee yeneen mi day yëpp ñu ngi daan wax ne ñoom Fabakary ñu ngi paree jaay APRC ñoom si boppam ñëpp ñu ngi koo dégg ñu ne ñoom pare wuñ pour jaay APRC Fabakary si boppam interprète naa ñaata waxam nit ñaa ngi may seede yoo xam ne moom mooy wax man maa interprète muy waat ba waat si doomam ne moom du musa jam fa Yaya Jammeh last interprétation bi moom mu lay def kiram alxuraan lañ fa doon jàng mooy bi ñu doon def 22nd July celebration moom si boppam mu ne moom lim eene ak lim bugga ak lim gis mooy Yaya ñëw lim ko dénk mu delloo ko soo lu booboog léegi yàggul soo kon ñoom suñ ne ñu ngi doon négocier kon ñoom ñu ngi doon dox ci suuf loo xam ne defuñ ko ngir APRC te dama ne ñoom Fabakary Rambo Doudou Dia Yankuba Koli Seni Mbay amul kenn ku si musa nekk APRC 22nd revolution man mii ngay gis ba léegi mun na am kayit yoo xam ne dinaa la ko woon in 1996 ñun ñoo nekk njëkk a nekk APRC party agent pour ñu dem élection paper yooyu maa ngi ko amee te mosu ñoo taxaw di bàkku ne ñun ñooy APRC kon ñoom ñi fay wax yëpp dañ leen indi APRC soo ñoom dañ ñëw fekk loo xam ne dañ ko liggéey ba mu baax ñu teg ko fa ñoom ñu paree ñëw jël li nit ñi liggéey ñu ne ñoo ko moom loolu musta ok am na ñu yëgle tamit ci ginnaaw ba kii di former président Yahya Jammeh mooy di force waxtaan bi mu def bi ngeen demee woon Kanilaay mooy bi mu doon daax fi mu daaxee sax di former executive of APRC yëgle na fa ni moom daawul rek àndul ci li nga xam ne mooy coalition bi waaye ci biir loolu gars yi dañ ne bi mu waxee loolu dafa juum ndax dafa waroon bàyyi APRC ànd ak NPP bu fekkee bëgg na ñëwaatam si Gambia yombaat ndax yow da nga jàpp lii ñooñu jàpp ne yaa dafa juumoon ci ñàkk ànd ak NPP. Yaya musta wax loo xam ne nii bàyyiwul xel Yaya moo ñu gën a muus ñun ñëpp Yaya lu mu wax daf ko teg si yoon te Yaya dëgg la dee wax te Yaya li nga xam ne mooy njëriñu askan wi loolu la dee wax Yaya su bëggoon fitna du dem number one ba pare Yaya ñëwam nekku ci Barrow nekku ci IEC because wax nañ fii ne Barrow NPP APRC moo mun a tax Yaya ñëw si élection Barrow mu taxaw mu ne moom day mun ta indi moom kenn mun ta indi Yaya Jammeh fii kon mu ngi mel ni APRC li ñu doon wax nit ñi ne ñoom ak Barrow suñ bokkee ñooy mun a indi Yaya Jammeh loolu amut ñaareel ba ñoom ñu wax ne seen négociation ak Barrow 5 weeks la 5 bare dem Sukuta mu ne 2017 la ñoom Fabakary commencé di dem di négocier affaire yi NPP boobu sa NPP amagul ñoom dañ ko ne naan dàqa UDP ñoom dinañ liggéey ak moom soo kon mu ngi mel ni NPP li ko sampa sax ñoom Fabakary ñoo tax NPP am because ñoo bëgg ñu dàqalu UDP pour ñoom ñu dem liggéey ak Barrow soo kon mu ngi mel ni Fabakary sax amuñ right pour dem toppa bagage yi Yaya Jammeh United Nations ñi ko fi jëlee ñoo mën a dem pour laajte nguur gi ana bagage yi Yaya Jammeh kon ñoom liñ doon def pour seen interest la second li ñu ne dañ leen ak moto yi léegi su fekkee jox nañ la 3 millions ak 10 moto lan nga waroon a def te yéen ngeen ne da ngeen dem pour toppa alali Yaya Jammeh da ngeen waroon a ootaay ak semi congrès ngeen ne li ñu santoon bu yaam ne dañ war a dem toppa alali Yaya Jammeh
léegi Barrow jox nañu 3 millions ak 10 moto mu ngi nii léegi nag lan lañ war a def nag parce que Barrow bëgg nañu dem ànd ak moom su nit ñi ne waaw Bakary Tombong dégg Rambo wax loolu weddiwul waxam wax leeralul nit ñi li tax Rambo wax loolu mu waxaat mu ne ñoom seen MOU ñu ngi ko suul ci suuf si 6 meters deep soo mu ngi mel ni yéen da ngeen waxtaan mboot boo xam ne bëgguloo sa militant yi yëg ko ngeen suul ko ci suuf pour yéen seen intérêt ñaareel ba Fabakary mu ne ñoom dinañ dem saay ñoog Barrow ba pépa bi xar soo Fabakary su fekkee kilifa gu jub la kilifa goo xam ne dañ nit ñi ñoo ko fa teg warut a wax façon ñu wax yu ndax kilifa dafa am kàddu yoo xam ne su génnee si yow rek su fitna amee yow yaa ko koos loolu moo waral lii am teg ok léegi ñu delluwaat sax ci li waral dëgg-dëgg problème bi mooy ci wàllu defe naa ñoom pamit lañ leen laaj ba ñëwee tey suba ci kër gi dañ laajte pamit ndax ñun da ngeen ñu invite woon à ce Media House ngir ñu ñëw cover li nga xam ne mooy seen press conference bi ngeen war a amal tey ba ñëwee ñu fekk fi PIU yi sax ñoo ñu fi jiitu ñun ndax fii lañ leen fekk ngeen ne pamit lañ leen laaj pour ngeen mën a hold press conference fii ci biir kër gi bi mu leen laajee loolu yéen ndax tontu la boo xam ne tontu bu neex la wala dafa am yeneen words yoo leen use against them ba tax ne affaire yi gën a kii nii doy waar. yaakaar naa tungu ne du teew ñuy nataal yéen a ngi fa woon ñun li ñu wax mooy sample bi si biir kër lañ nekk yu suñ mic te constitution bi wan la ne mun ngay amee sax meeting nga def ko si kër waaye bul ko def si mbedda wala foo xam ne nit ñi si biti dañoo ñëw daje wala nga use mic sample bi tey su ma doon ngénte suma kër ndax dafa laaj ma dem jëli pamit si police ne maa ngi ngénte suma kër te damaa use sabar damaa use lu nekk. est-ce que ngénte ak press conference bokk na. press conference bi si biir kër la di. te liñ oote mooy dañoo wax yusuñ mic soo loolu definitely li man dama gis ne amul benn press conference buñ mus a def kër Fabakary wala si bureau bi ñu wane pamit musta am man li ma fay dem yëpp musuma koo gis soo naka la ñoo mun a ñëwee ne dañ war a am pamit ci loolu su fekkoon ne dañ wax ne ñu ngi koo defee si mbedda yaakaar naa loolu war nañoo laaj pamit waaye si biir kër gi mu ngi nii yow gis nga te toogu yi ñu ransale sax bariwul soo definitely ñoom seen bopp am na lu nekk si ñoom lu dul affaire yi pamit. ok léegi yaa ngi wax ne doo leen fi jógee te gisu leen ki nga xam ne moo di Jerry Nding kii di Cheikh Tidiane Haidara dem na fële ca Banjul ngir rek mën a résolve li nga xam ne mooy di situation ndax loolu la mujjee wax bi mu génnee ci police bi tey jii ñu gis ne yéen a ngi jëm ci nomination te nomination bi on the 30th of this month la war a parce que problème bi fi am just a press conference ñu tere leen ko without a permit ba mujjee ci ñu jàpp ci kenn ci yéen yóbbu ko fi nga xam ne moo di Banjul Nding après ñu ne rifaa nañ ko sax fi nga xam ne mooy Banjul boo leen demee ba toll ci nomination doo leen am jafe-jafe ba sax ñu jéem leen a disqualify. maa ngi lay waatal ci yàlla li ma jàngal mooy am train to kill ak not to be kill man dañ ma train pour ma rey te buñ ma rey li ma lay wax dama ko wax ci suma xol nga dégg te dama lay wax ne suñu naree xañ loolu billahi wallahi tallahi Barrow lu musta gis na awal nañ suñu candidat suñu ko bëggee xañ nag ci loo xam ne tegu ne dinañ ko jëflanteeg ñoom ba gis ne loolu du amaat fi li xewoon 2016 loolu lañ lay wax ne dootul amaat Gambia tappale boobu dootul amaat Gambia sàcca boobu dootul amaat Gambia te ñun dinañ gis ne taxaw nañ ba xeex loolu ba gis ne réew mi génnañ ci coono. ok noonu la ci comme ni nga ko waxee rek ba nu ko ñëwoon xëyee jàpp conférence ak APRC Alliance Gano waaye ñu jàppoon ko yóbbu ko fi nga xam ne moo di Yundum police station ginnaaw rek ba mu ko laajee ne ko mbiru ay pamit ñu ngi xibaar ne jàllale nañ ko fi nga xam ne moo di Banjul kii di Cheikh Tidiane Haidara bokk ci fi nga xam ne moo di APRC Gano Alliance kii top ginnaaw kanilaay meeting bi mu amoon kool kooku mooy Habib Seck ba tey rek ñu continuer Habib ñi ngi woon ci léegi li ma lay laajaat mooy ndax tey jii nii da ngeen ni yem ci Gano ak APRC rek wala da ngeen ni àndaat ak yeneen parti parce que am na ku ko wax koo xam ne ne ñoom ubbi nañ sax ba sax nguuri seytaane lépp luñ mën a def pour jëlee ko fi dinañ ko def ci gàttal ñun daaxuñ kenn +1 moo gën -1 parce que exécutif bële bu passé bi musu ñooy dugal nit koo xam ne am na important ci APRC soo ñun biñ ñëwee nootu alliance ñu am Gano soo mu ngi mel ni ñun am nañ +1 ñoom daxa nit ñi lañ fi nekkoon because soo seetee ñu daxa ñoom Aimé Ba lu tax biñ daxee Aimé Ba ñu nangu ko te yaaya moo ko saay kon suñu leen daxee kay seen ngor definitely dañ waroon a wax ne jërëjëf noppal nga kon ñun +1 lañ bugga képp koo xam ne pare naa ñëw nekk si gannaaw APRC Gano ñu ngi laa ubbil suñu bunta ñun amul kenn koo xam ne nii aaye nañ la wala pour wax ne bëggu ñëw
gaano APRC ñooy jiitu ku bugga nga topp seen kanam ñu ànd ak yow taxuñ kenn ñu ne Fabakary Tombong Jatta dafa jàmbu Yaya Jammeh dafa doon use turam ak partem ngir moom defar boppam ci politique ci wàllu politique ngir gën a taxawal boppam moo taxoon mu doon use Jammeh olalang am ñu ne Yaya dafa jàmm ki nga xam ne moo di Fabakary ndax bu dul woon Fabakary since 2016 ba Yaya Jammeh wàccee dem Guinée équatoriale konoon parti bi tas na bu yàgg waaye Fabakary moo taxaw ba nga gis ne parti bi mi ngi nekk intact lan ngay wax ci loolu. loolu goroyaadi la si gàttal parce que Fabakary tey suñu ne Fabakary mbooloo mi nekk si gannaaw moo nit ki soo amul ñu toppa sa gannaaw kenn du la yuuxu te olof daf dee wax ne ku ñuy tàccul daf dee dofloo nit Fabakary foog naa tàccu yi ñu ko doon tàccul bi ko sox Yaya Jammeh moo ceeñ xelam moo ko dofloo because Yaya Jammeh nekk na nit koo xam ne jàmmam moo ko sax waaw Yaya Jammeh dañ gis ne def ko soo demee ma génne la ko naa ko def because of lan ñun ñooy militant yi soo Fabakary tey su fa taxawoon sax militant yi ñoo ko mën a sànnil pour mu nekk Fabakary kon Fabakary rek mënut a jël mbooloo mi ne leen nañ dem si Barrow wala mu ne man maay seen jiit nit ñi ñoo mën a tànn Fabakary te nit ñi congrès biñ tànn Yaya Jammeh lañ tànnoon loolu kay dafa leer nañ soo Fabakary warutoon a am benn xalaat wala benn ñaaw njortu si Yaya Jammeh lu dul ñoom seen ñàkk xel biñ def because of suñu waxee nit ñi ne ñoom ñu ngi doon xeexal Yaya Jammeh te Yaya Jammeh ak APRC moo tax ñu bokk ak Barrow mu ne moom kenn mënut a indi Yaya Jammeh Barrow mu ne ñoom since 2017 ñu ngee ñëw pour liggéey ak moom ñoom ñu ne July lañ commencé di waxtaan ak Barrow waay kon kan moo fe ok am na li nga téye sàng li nga téye sa loxo bi lii mooy tear gas yi gars yi doon sànni nit ñi benn mu ngi nii because yaakaar naa APRC bi mu si am programme ba léegi musuñ faa dégg pétard bu tàkk waxuma la loolu soo suñ jëlee tear gas di ko sànni tey ci nit kan moo beneen mu ngi nii waaw soo kon tey su fekkee ne yii mu ngi am APRC musuñoo am benn programme boo xam ne pétard sa tàkk na fa kon lii su amee definitely ñoom ñu ngi ut fitna si réew mi parce que doomu aadama mu ne sës ci maraaj la am de mu sax boo ko daxee si biir néeg ba mu sës soo ko songee sa kaw la jëm si te fu mu nekk nii ñun tam dañ sës de enough is enough. ok ñu gis yéen ngeen ne doo leen woote fitna yéen nit ngeen ñoo xam ne foo leen dem da ngeen di def li leen fa yóbbu ci jàmm ñibbi ñu gis ne ki ñuy woowee Obama te bokk ci ñi ànd ak Fabakary Tombong Jatta mi ngi doon romb fi nga xam ne moo doon yundum police waaye gis ngeen la fa xew nit ñi militant si ngeen àndal daw nañ song ko la fa jot a xew gis ngeen ko loolu ndax du nekk loo xam ne day xaw a contradict ak li ngeen di woowee tooñ loolu tooñ la parce que su fekkee ne tey yaa ngi dégg ne yéen ànduloog ñii man suy man la ñoom suñ amee seen programme amoo fa soxla su ma fa demee maa leen tooñ because ooñ ma bokkuma ak ñoom kon yow soo yégee ne ñii ñu ngi fii nga dem wàccee sa weeri moto di sànni wanteeg ñoom kàddu kon yow yaa ngi ut di tooñ soo kon su la mbooloo moomu attaqué yow yaa indil sa boppa problème because ñun demuñ ci ñoom ñun suñ affaire yi boppa la Obama amut right comme bokkut si ñun wane nañ ne bokkut si ñun amut right pour ñëw ci suñ ndaje soo lu mu fa jëlee ma ne xuloo yi ganaar lu fa mboot uti pour rey boppam soo Obama ñun suñ amee problème mu war a ñëw si ñun problème boobu moo ko indil boppam man de